gaaw ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru gàmmu tombeek fukki fan ak ñeent ci weeru novembre mbokk yi bismillah leen ci xibaaru marax gi. li ci gën a fës nag di tey bés gi xam ne waa àdduna wërngal këpp la ñuy fàttaliku ñi am feebaru diabète maanaam feebaru suukar fii ci Sénégal nag ñoom ñi am feebar bi lenn la ñu soxla ci jamono jile mooy nguur gi xool nu mu leen di gën a gestoo ndax ñoom soxla nañ ko bu baax a baax ñeneen ñoo xam ne nag am nañu ay jafe-jafe mooy ñu dëkk ci réew mi fan yi ndax jafe-jafe ndox dafa doon loo xam ne dafa tàmbalee dellu siwaat nag fii ci réew mi ñi fi dëkk ñoom nag seen coono dinañ ko fësal ci biir xibaar yi ponk bu mujj ci xibaar yi doon article de la semaine mbirub El Hadj Malick Cissé la moom mi dem seeti ji waa quotidien réew mi ñoom ñiituñu xamale ak Antoine Félix Diome moom mi doon léegi nag ginnaaw ba mu wuutoo kiiti Aly Ngouille Ndiaye policier bu njëkk léegi ci réew mi mbokk yi li mooy li gën a fës ci xibaar yi nes tuut ñu yaatal ko. mbokk yi bismillah leen ci xibaar yi nuñ leen ko doon waxaaye tey jii ci gaaw ñaar fukki fan ak ñeent ci weerub novembre laa duna wërngal këppati màggal ñiiti la ñuy fàttaliku ñi xam ne dañoo am feebaru sukkar gi ñuy woowee diabète ci àdduna bi nag suñu xoolee bu baax am na lu toll ci ñeenti téeméeri junni doomu aadama maanaam ñeenti téeméeri millions ngi doomu aadama yoo xam ne ñoom feebar bi yore nañ ko mu doon mbir moo xam ne nag fii ci Sénégal nekkul lu fii dañ ndax bëri na ñoo xam ne ñoom tamit ñoo ngeeg feebar bi te dox ak moom li ñu soxla mooy nguur gi xool nu mu leen di taxawoo waaye jëwriñ gu ñu dénk waa màkkaanu jëwriñ gu ñu dénk lépp lu jëm ci mbiru wér-gu-yaram ñoom lu ñu xamle mu te moo dinañ def lépp lu ci war ba ñoom seen matuwaay ñu matal ko ci nu mu gënee Boubacar Dieng teewee na mbir moom. fii ci Sénégal nag téeméer boo jël ci askan wi ñett yi am nañu feebaru diabète te li ci ëpp nag diabète doon feebar boo xam ne dafay yóbbu xaalis bu bari nga xam ni nag moo jiite kuréel gi ëmb ñi am diabète ci Sénégal di sàkk ci nguur gi mu gën leen a jàppale. waa appel bi mooy ñi xam nga tamit diabète dafa doon feebar boo xam ne sa ngiiru dund la nit ki nag bu nekkee ne dafa am jàngoro joo xamante ne pour ngiiru dundam la te maanaam ay mënam néew laaj na ñu dimbali bi du sax ay joxe xaalis mais garab yi nga xamante ne moom lay jël war nañ ko wàññi boo xamante ne dina si mën a jot. ñaareel bi mooy ñi nga xamante ne dañuy faju muy accessibilité au traitement mooy ne ñuy faju ñu def ay bërëb yoo xamante ne suñu bëggee faju ñu mën a faju. directrice de la santé moo fi teewal jëruñ ji ñu dénk wàllum wér-gi-yaram di Abdoulaye Diouf Sarr moom moomule sax mu ngi xam ne ni nguur gi fas na yéene gën a dimbali ñi am jàngoroy diabète. ñu si ndaxte xam nga Sénégal ay at a ngi nii Sénégal del na fële teg insuline animale am li ñuy wax insuline humaine mais 2021 incha allah su ko yàlla nangoo son excellence le président de la république dafa yokk benn subvention pour ñu mun a am li nga xam ne mooy analogue de l'insuline nga xam ne day mel ni ay bic xam nga yooyu day tax nit ki di mun a dem fi mu war a dem yëpp parce que feebar am na mais feebar dina gën a metti bu fekkee ne faj bi daf lay teg benn place. bés bi nag nga xam ne ñu ngi ko jagleel ñi am diabète ci àdduna wërngal këpp amal nañ ko fii Sénégal thème bi nag mooy dundu infirmier yi ak ñi nga xam ne ñoo am diabète nekk feebar boo xam ne mën na indi lii di insuffisance rénale naka noonu ay AVC garab gi gën a wér daal mooy jël say matuwaay am régime bu baax lekk itam lu baax lile mooy li nga xam ne moom la boroom xam-xam yu bari daal di wane. Boubacar Dieng mbasum coronavirus bi nekk ci réew mi nag nekk na loo xam ne day sonal loolu diabétique yi ku ñu xamal loolu mooy seen jiit ci Baye Oumar Gueye ndax moom li mu xamle moo dina bëri na ci ñoo xam ne feebar bi yore nañ ko waaye mënuñu woon dem defi ji seen consultation ndax mbas mi ñu nekkoon ci biir réew mi moo tax fi mu toll nii ñoom li ñu gën a soxla mooy nguur gi xool nu mu leen di gën a taxawoo ndax ñoom faw ñu soppi ay stratégie ngir mën a jàppale ñi am diabète bi ñu teewlay kàddoom ba léegi. faut quand même suñu nekkee constat la ñuy njëkk a def. mooy ne effectivement Covid-19 am na impact ci diabète bi am na impact parce que
dafa nécessité benn réorganisation xam nga diabète maladie chronique la te maladie chronique saa yoo amee rendez-vous ak sa médecin au minimum dina passer 20 à 40 minutes boo xamante ne di nga def tour d'ensemble ak médecin bi nga xamante ne moo lay traité waxtaan ak moom mu recueillir ay information jox la traitement c'est pas traitement bi adapté na waaw wala déet loolu yëpp dafay wane rek ne liggéey bu am solo boo xamante ne régulièrement il faut que diabétique bi patient bi di dem di jege médecin am alors bi Covid-19 bi ñëwee xam nga nature virus bi nature feebar bi dafa wane ne dañu war a moytu contact bi ndaxte boo waxee ñu ne sax da nga war a sori ñi nga xamante ne ñoom ñooy dëkk maanaam distanciation physique bi waruñu jegewaatoo ndax feebar bi dafay wàllante bi dafay gaaw boo xamante ne maanaam loolu dafa wane rek ne nit ñi dañu war a toog seen kër bañ nañ ko dañ doon wax toog leen seen kër wante ak stratégie bi nga xamante ne médecins yi mujjee nañ ko def ak malade yi wane rek ne am na contact bi mooy li am mooy téléphone bi li am mooy réseaux sociaux yi ngeen waxtaan ak seen médecin ñu lay wax naka ngay adapté su amee jafe-jafe nga woo sa médecin mën la expliquer naka ngay maanaam moytoo naka ngay fajoo. Mbaye Oumar Gueye nekk njiitu diabétique yu nekk ci Sénégal doon jokkoo ci téléphone ak kiiti Boubacar Diagne ñu wax ci mbasum coronavirus moomee ba tey ak tolluwaayam fii ci réew mi ci gaaw gi la nag seetlu nañ ci test yuñ ci def nag ëpp na junni waaye ñaar fukk ak ñeent rek ñoo nekk ay patients yoo xam ne jàpp nañ ne ñoom am nañu feebar bi ci bésub démb nag benn nit moo ci ñàkk bakkanam ci feebarub mbasub coronavirus bile juróom-ñeenti cas ci ñaar fukk ak ñaari ñeent yi nekk ay cas contact benn cas importé maanaam bu jóge bitim réew fukk ak ñeenti cas nekk ay cas communautaire juróom-ñaari patients yoo xam ne amoon nañu lii ci mbasum coronavirus bi ñoom jàpp nañ ne wér nañu ba ñu mën a génn ci lalu hôpital yi am na ñeent yoo xam ne nag ñoom fi mu toll nii ñoo nga ca lalu hôpital ya nekk ca réanimation lii mooy tolluwaayu mbasub coronavirus bi le ci gaaw gi ñu wax ci leneen waa Sen'Eau xamale woon nañ ko lii ci ndox mi tey ci gaaw gi day ñàkk ndax ay liggéey yu ñu war a def foofe ca KMS 3 waaye fii ci Médina nag ñoom dafa mel ne laata sax ñuy def ci raccordement yooye ak liggéey yooye ñoom jafe-jafe yu ndox dafa nekk seen mbir saa su ne dañ koy dund mu nekk loo xam ne nag metti na leen loolu ndax ñoom dañoo gis ne Sen'Eau ba mu ñëwee léegi lu weesu mettit dunduñu leneen ñu teewlu reportage yu ndey na Seynabou bi. ñoo ngi fii ci Médina ci rue 27 angle 20 fii nag ñi fi yeewoo ñoo ngi jànkonteeg ay jafe-jafe yu metti pour am ndox comme ni ñu koy xamalee soxna si. Sen'Eau daal depuis bañ fi ñëwee ba léegi affaire bi dafa gën a empiré sans aw gis ma changement daal doo am ndox doo nelaw dañuy rootaani xam nga seen facture tout le temps mi ngi ñëw gën a cher ñun sax dañoo am problème compteur xam nga dañuy dawloo tey suba xaar ginnaaw suba affaire yooyu sonn nañ daal vraiment ñuy dëkk Médina fii problème ndox moom képp ku fi dëkk ci quartier bi dalay wax ne dañuy surtout Médina fii dañoo am problème ndox. fóotkat bi moo ngi ñuy xamal ne métti na torop pour am ndox fii ba tax na loolu daf koy indil ay jafe-jafe ci liggéeyam. fii changement lañ fi gisuñu fi benn changement ñun dañuy yeewu fajar root bay bëgg a dee fii nelaw moo fi amul ay root moo fi am. ay root xaaju guddi kese lañ fi am balaa bu benn setee ndox bi dem bay fii yëpp amuñu ndox benn ndox amul fi dañu sonn bay bëgg a dee bidon yaa ngi nii yëpp amul gisuñu benn changement fenn moo fi amul fii daal li fi gën a metti sax moo fi am waaye changement gisuñu ko fi. ñi yeewoo Médina jaaxle nañ loolu ci ñàkkum ndox mi te aussi ñoo ngi ñaawlu facture yi nga xamante ne seeral nañ ko torop ñoo ngi woo kilifa yi pour ñu indi ay yokkute ci qualité wu service bi te jéem a saafara problème bi nu mu gën a gaawee. nit yi waa Sen'Eau nag ñoom xamale woon nañu ne tey ji ci gaaw gi ñàkkum ndox dina am ndax ay raccordement yu ñu war a def foofee ca KMS 3 moom may jàpp nañ ne su noppee nag jafe-jafe yu ndox dina doon loo xam ne dinañ ko fàtte léegi ci réew mi ñeneen ñoo xam ne nag ñoom dañoo mer ba futt mooy commerçant ya nekk ca port autonome bu Dakar transitaires yeeg ñeneen ñuy yore ay oto ti ko dawal ñoom nag li di andi seen mer moo di ne dañoo gis ne foofee ca port autonome bu Dakar amuñu fa baat maanaam lépp loo xam ne dañ koy bëgg day nekk loo xam ne dañ leen
koy gàntal lu ci gën a nekk nag mooy li ci gën a fës mooy yokkub njëgub conteneur yi maanaam dugal génne gi ci am yokkub njëg googee mu doon loo xam ne nag métti na leen ba tax ñoom dañu gis mooy dañuy bank seen loxo duñu def seen liggéey ci diirub ñetti fan Ndeye Nancy Diop Diouf fekkee na seen waxtaan ak taskatu xibaar yi. ñay yëngu ci port bu Ndakaaru wane nan seedum naqar ci problème ya fa xew ci jamono yi loolee tax na ba syndicat bu ëmb mbooleem jaaykat transitaire ak transporteur nee nañu sonn nañu torop ci koppar gu bari gañu leen di laaj ngir ñu mën a génne seeni conteneurs yi. Le port ne fonctionne pas. On n'a pas un directeur du port qui répond à nos aspirations nekku fii il faut dire la vérité telle qu'elle est lii mooy li nga xam ne moo indi problème transfert yi ils ont d'énormes problèmes parce que li ci garaaw mooy transfert bu ci jël un dossier soo ko mënatul fayal magasin mënoo fay sur bi mais tu réponds à la justice kan moo ñu yóbbu justice mais borom marchandise parce que mënoo fay mais lan la c'est l'État c'est le port depuis woon nag moomuñu keneen moomuñu muy moom di CMA di keneen ku mu joon on parle de toutes les sociétés maritimes moomuñu Sénégal moomuñu doomu Sénégal yi nga xam ne nag c'est des transferts suñu papa amul 60 millions suñu yaay amu ko et une société pour que ça soit fonctionnel il faut nga am 60 millions il faut dire les choses telles 60 millions ñun fi ñu ko jëlee ñu ko ànd suñu kër wala suñu këru famille mais il faudrait que ñun aussi su mettee ñu taxaw mais pour ñu taxaw nag dafay am beneen répondance suñu côté notre corporation dafay jël muy cette cellule là bi fi toog tey. bu ñu sukkandikoo ci ñoom ba tey boobule port amul benn autorité de régulation ba tax na rek ngir gën a fësal seendu mer daañu bank seeni loxo ñetti fan tàmbali ko ci altine gi. Les acteurs sont fatigués le port est plombé il faudrait qu'on revienne à des ambitions plus souples wax ñu fi ñu jëm il faut une direction bi nag suñu toogul fii wax ko am foo xam ne suñ fa tollee on suspend. suñu amul cette responsabilité di ko lu ñu fi wax aussi dafay nul parce que Étienne vient de le dire l'État a répondu le président de la République woo ko wax ko ci conseil des ministres mais malheureusement ces services ne répondent pas donc c'est pas sérieux parce que autorité du wax ne def leen lii ña ko war a def du ñu def donc loolu mooy li nga xam ne vraiment on aurait souhaité que ñëpp xamee ko noonu. commerçant transitaire ak transporteur yay yëngu ca port autonome bu Ndakaaru ñu ngi woo directement nguur gi ak association consommateurs yi ngir ñu mën a indi saafara ci yile problème. Ndeye Nancy Diop Diouf kii fas yéene andi saafara ci jafe-jafe yi am Touba mooy Abdou Lahad Ka maire bu gox googee nag moom ci session orientation budgétaire ba ñu doon def moom xam la nañ ne ñeenti milliards yi nar a dugg foofe ci biir mairie bi nar na ko jëfandikoo ci ni mu gënee defaraat tali andi fa courant defar ba ndox mi nekk loo xam ne day gën a dellu si waat jàppale xale yi ba njàng mi ñu mën koo def ku amul liggéey am liggéey ba lii ti mbëkk mi nga bañ cee jaar lii de mooy ay yéene Abdou Lahad Ka démb ba mu yëkkati ay kàddoom ki fa teewoon ci Gora Ndaglo ak Thierno Faye. njàng mi defarum yoon yi naka noonu it yokkum ndox mi ci yenn quartier yi nekk ci dëkk bi loolee di xememteefu bokk moomeel bu Touba bi daje ci session d'orientation budgétaire 2021 ginnaaw ba muy xamle ne taxawaayam du lenn lu dul fexe ba jëmmal ñetti ponk yooyu lee bëgg nañ torsion bi nga xam ne saam bi nga xam ne dañoo génn ci dëkk bi balaa naga ni déwén ñu am yoon bu ñu jaar ci ndox mi ci forage yi ci adduction d'eau déjà lancé nañ appel d'offres yi donc danañu bëgg barab yu bare bari yu amul ndox dana am ndox éducation bi aussi bëgg nañ ci lu bare bari problème forage yi it noonu dañoo jot ndigal ci sëriñ bi ne nañ ko ànd ak acteurs yi ci nekk ñu fexe ba li ñu dal ren ci màggal gi incha allah màggalu déwén ñu am satisfaction ci ndox mi loolu bokk mooy suñu prioritaires yi nga xam ne moom la ñu opté jiital ko gannaaw nag les charges obligatoires yi nga xam ne mënul wàcc commune bi loolu mooy li ñu fas yéenaa doxal. Abdou Lahad Ka buruxlu ci occasion bi te ngir àddu ci jamono ji tembe mbëkk mi ndaw ñi amal ci géej gi njiital bokk moomeel bu Touba sàkku ci ndaw ñi ñu des ngir tekki ci dëkk bi léegi. il faut que ngeen xale yi ubbi seen bët yi ubbi seen bopp yi dawal seen xalaat ci réew mi mais xale yi amatuñ benn xalaat ci Sénégal bu dul barsàq xaw ma nu ñu koy wax barsa wala barsàq barsa bala barsàq nag benn sëkkanu ci barsa baaxul parce que da ngay réussir ci réewam jàmbur barsàq moom ko fa dem jeexal kon il faut que ngeen génn seen bopp yi ci loolu maanaam kenn ku ci nekk
association yéen nekk ci association yi yéen ñi nekk ci kër yi ak seen rakk yi ànd leen fas jom maanaam fas yéene liggéey ci réew mi maanaam ngir bana réussite. ñeenti milliards di budget bu ñu mëbët ngir liggéey ko ci at mi ñu dëgmal mairie bu Touba ne taxawaayam du lenn lu dul fexe ba yeggale yenn projet yi mu sumb ngir yemandal nekkinu askan wi yewwoo ci dëkk bu sell bi. jërëjëf Gora Ndak Lo ñu dellu siwaat fii ci Ndakaaru ndak mbaa xam ngeen ne suñu jëlee état civil yu nekk ci Sénégal xaaj gi nekk na ay mbir yoo xam ne baaxuñu maanaam ay état civil yoo xam ne dañ ko fraudé la ki ñu xamal loolu moo di Abdoulaye Aw moom ci mbir mi lay liggéey maanaam ab officier état civil la waaye li mu gis moo di ne lu ci mel ne fii ci Aristide Le Dantec ba mu nekk lu bëri ci mbir yooyee maanaam dafay am ay nit ñoo xam ne dañuy am ay kayitu état civil te fekk na ni waruñu ko woon am wala ñu jël nit koo xam ne daa faatu ñu jox ko tout état ñu jox numéro état civil am keneen mu nekkee mbir yoo xam ne nag lii ko gën a yokku moom jàpp na ni mooy numérisation bii xam ne moom la ñëpp di coow te nekk na loo xam ne sénégalais yi mokkala guñ ko muy andi ay njuuj njaaj yu dul jeex gëstu gi ki ñu ko defal ci Abdourahmane Li. Ababacar Samb ngi jóge ca Thiaroye-sur-Mer ngir am si lu ñu tuddee document d'état civil dafay ñëw ba si centre d'état civil bi nekkee ca l'hôpital Dantec tey jii mooy ñaareel bi yoon mu fiy ñëw ngir certificat de célibat muy document bu mu mënta am ba léegi. jafe-jafe mooy dama ñëw ñu ne ma xaaral dafa am na yeneen nit yu fi nekk affaire yooyu noonu xam nga tamit am na ay jafe-jafe tamit te boo ñëwee dañ la naan indi ñaari témoin xam nga témoin yi rek pour nga déplacer te nit balaa nga koy déplacer nit da nga koy respecté balaa nga koy déplacer da nga koy wax lu leer te déplacer nit mooy yombul bon maa ngi ñëw déplacer na ay nit xam nga ba léegi añuñu xam nga tamit. loolu quoi ay difficulté ñuy rencontré la quoi Sénégal moom comme dab rek xam naa moom respecté wuñ kayit nga xam naa bu nekkoon si yeneen mairie yi wala mu nekkoon dëkk tubaab yi xam naa fa lay gën a gaawee dal. ñaari mbir yi ñoo mën a expliquer yéex-yéex bi si délivrer ay acte d'état civil si bu ñu sukkandikoo si Abdoulaye Aw officier d'état civil fii niki 2017 mi ngi xam ne ni agent yi léegi bàyyi nañu machine yi ngir concentré wu si registre yi. agent bi dafa war a dem ba ci archive yi. seet registre ba gis ko bu ko gisee bind ko soumettre ko officier bi xool ndax li mu bind ak li nekk ci registre bi méngoo na bu méngoowee mu signé ko ñu jox la sokki loolu moom amul lam-lam fii acte boo xam ne jaar na yoon tegu na ci yoon ñun amuñu sañ-sañu bañ ko joxe. Aw ngi leeral ni boobee façon liggéey da leen may ñu nemmeeku ay njunjaaj yu bëri ci registre bi. parfois agent bi. di nga ko jox numéro mu dem ci archive yi seet registre ba gis ko gis registre bi numéro bi war a ne malheureusement fekk xotti nañu numéro bi muy topp numéro bi di topp ba ñëw ba ci machine bi fekk numéro boobu kenn am jaay nañ ko keneen yooyu gis nañ ko fii plusieurs fois mais gis nañu fii ay kayitu nit yoo xam ne génn nañu àddina ñu jël seen numéro jaay ko keneen kooku di ci dund actuellement y en a beaucoup da ngay gis et loolu moom je le déplore. xotti kayitu sénégalais jaay ko étranger ak bëri fii boo jëlee 98 rek bi nga xam ne moom laa gën a min 1354 de registre bu yem machine bi dem na ba 2846. moom mi lee Abdoulaye Aw ngi xamle ni jege na ñi nga xamante ni ñoo mën a wax ci dossier bi ngir ñu lijjanti ko. ba tax na ñun ci suñu wàllu bopp def nañu rapport jébbal ko tribunal def nañu rapport jébbal ko maire bi ba fii Dantec moom. xawma kan mais li fi xew ci liñ fi gis ci njombe umpul tribunalu Dakar umpul mairie Plateau parce que mairie Plateau moom fi teg na maa ngi koy gërëm bu baax ci confiance boobu mais nag li fi xew yëpp moom xam na ko keneen xam na ko. Chérif Cissé moom ngi génne ci centre d'état civil bi ak extrait de naissance am daanaka def na benn ayu bés balaa mu ci jot déposé na ñaari yoon bu ci njëkk bi dañu defoon erreur ci turam mu ni tey jii mi ngi woo kilifa yi. si ñu baral liggéey bi jëm ci numérisation document état civil yi. am nañu xoolaat li ñu mën defaraatee mairie bi quoi parce que problème bi ñu ne seen machine bi moo am problème machine bu amee problème tamit am nañ seen kilifa yu nekk ci kaw war nañ ko expliquer problème bi mun a xam nu ñu koy def bon moins bu ñu ko def bu amee machine bi sax day tane boo ñëwee da nga lay jox seen numéro kii bi rek ñu tiré ko mu dem mais bu loolu amul te chaque fois boo ñëwee nga lañ koy recopier en main xoolal gis nga nu mel c'est en main qu'ils l'ont fait. Des fois c'est des erreurs seulement qu'ils le font parce que léegi dañ koy recopier mais dañuy jum ci tur yi présentement bàyyi naa fa benn waaye sax mu ngi nekk foofu di kaas équipe après bu mel noonu. numériser acte d'état civil yi am na njëriñ wante fexe ba kaaraange ñu mën ko ci nemmeeku
loole la kii di officier d'état civil mel ni ko bëgg a wax. dañu def ay saisie rek informatique comme ça mais sécurité bi ci war mais amu ko parce que li nga tuddee numérisation noonu mais ci la samba boy yu nekkoon fii ñu bëri am na ci nag ñoo xam ne dañ daan def seen liggéey correctement mais ci li ñu découvrir fii xam ne am na ci ay samba boy yoo xam ne ci loolu nga tuddee numérisation mais si la ñu profité pour créer ay milliers et des milliers d'actes fictifs. numérisation baax na parce que mooy tax liggéey bi gën a gaaw délai yi gën a wàññeeku mais numérisation bu àndul sécurité mais loolu mënul dem. daanaka xaaju fichier bi nekk ci machine bi ay njuñ njaaj rekk la bu ñu sukkandikoo ci Abdoulaye Aw mi ngi xamle ni tribunal beek meeru Ndakaaru Plateau yëg nañu lu ni mel. man awma sañ-sañu ni ko tubaab di waxe mettre le coude sur un dossier awma sañ-sañ boobu. jërëjëf Abdourahmane Ly ñu wax ci mbirub yoon fii nag ci réew mi mën nañoo wax ne coow mi moom amoon ci justice bi dafa mel ne jeexagul ndax kiiti Souleymane Teliko waa UMS ñoo ngi xamle ne fanweeri fan ci weeru novembre la war a jaar ci kanamu conseil de discipline bi waaye waa UMS ñoom nag li ñuy ñaawlu bu baax moo di ne fi mu toll nii kiiti jëwriñ gu ñu dénk lépp lu jëm ci mbir yoon maanaam maître Malick Sall moom daa dugal loxoom bu baax ci biir dossier bi mu nekk loo xam ne ñoom rafetlu ñu ko benn yoon ndax ñoom jàpp nañ ne fi mu toll ni du kiiti Souleymane Teliko rek la ñuy andil jafe-jafe waaye liitu UMS ci boppam maanaam kuréel gi ëmb lépp luy magistrat fii ci Sénégal la ñu nar a nax saa yàlla. ñu wax ci leneen muy ci microfinance nag fii ci Sénégal kiiti Zahra Iyane Thiam muy jëwriñ guñ ko dénk moom li mu jàpp moo di ne ba sum coronavirus bi su mu fi duggee balaa mu fee génn faw microfinance def liggéey gu wër a wër ngir mën a xool nu muy doolalaatee sunu koppar moom loolu mooy gëm-gëmam ndax jàpp na ni microfinance mën naa am liggéey gu mu def ci lu jëm ci mbirum relance économie bi waaye lu mu bën a bëgg moom tamit mooy institut financier yi nekk fii ci réew mi ñu xool nu ñuy def ba jàppale tamit ñi bëgg nekk ci crédit microfinance yooyu ndax jàpp nañu loolu mooy tax ñoom ñu mën cee génn Sénégal mën cee génn ñu teew lay kàddoom. taxawaay ci seen wet dinañ ko gën a dëgëral danañ ko gën a yokk déjà président Macky Sall yëkkati na lu tolloog téeméeri milliards yi nga xam ne ñoom ci seen wàllu bopp ñoo ko sàkk woon jagleel leen ko ngir ci wàllu relance bi ñu jëm ñu am ci taxawaay bu mucc ayib mais ñun ci suñu wàllu bopp du ñu yem foofu. ndax muy microfinance muy économie sociale et solidaire de manière générale dañu seetlu ne dañu am taxawaay bu rëy ci biir réew mi ak ci biir luy tabax koomu réew mi kon sàkku nañ ñun en tant que tutelle également ci APSFD ñu mën a xool aussi anam yi nga xam ne ci la ñuy joxe crédit ci la ñuy fayeekoo ak ci service yi fa mu yem nan lañ ko gën a mën a yaatale loolu yëpp rek pour wane ne li ci biir secteur bi li nga xam ne war nañ ko gën a ñoŋal xam nañ ko bokk nañ ko séq waxtaanee nañ ko liñ ci war a améliorer wala ay yeesal yu bees yuñ ci war a indi loolu yëpp xam nañ ko ñu ngi ciy bokk waxtaan te dinañu fexe ci ni ñu ko tàmbalee maanaam am ay kuréel yoo xam ne dañ ko séq di ci waxtaan nu ñuy gën a mën a indi ay solution ci yooyu yëpp ñu constaté ndax li jar a jàpp tey mooy président Macky Sall nee nañu atum 2021 bii di ñëw na ngeen yokk taxawaay na ngeen yokk dem jege askan bi mais surtout na ngeen yokk bépp mécanisme boo xam ne état bi teg na ko ñu gën a mën a lëkkale seeni bopp ngir action yi ñuy def mu gën a mën a dem ci population yi mu gën leen mën a jëriñ. xam nga ci wàllu artisanat ak secteur informel ak yeneen secteur li mbas mi wane dañu wane également que loolu mooy Sénégal réel loolu mooy économie réelle loolu nag buñ ci jëlee département jagleel ko day gën a won rek taxawaay bi nga xam ne njiitu réew mi am na ko ba tax na bu ñu toppee li président Macky Sall sant ministre yëpp loolu yaakaar naa dina joxe résultat yu mucc ayib. li naruto yomb benn yoon nag mooy jënd wurus léegi ci réew mi wala sax nga bokk ci nattub wurus li ko waral moo di ne wurus moom nag daa yokku njëgam daa nekk loo xam ne dafa yokk ba jéggi dayoo fan yile tax ba jigéen ñu bari ñoom nag suñu demee ca marché yi jënd ko day nekk lu jafe-jafe loolu ñuy nekk nag te xawal nan la ñuy mën a def ba am koppar gi ci war ndax wurus nag moom yore ko ci biir kër nekk na loo xam ne dafay doon ngëneel ci ñoom ñu teewlu reportage bi la te mu doon lu métti loolu si ñi nga xam ni ñooy yëngu ci jaay ak jëndum or rawatina ci jamono yi nga xam ni lépp dafa yokku
waaye tamit si ñi nga xam ni ñooy jigéen ñi si jamono gi nga xam ni tamit mbas mi daf fee taxaw. or bi fi mu toll ni seer na seeraay boo xam ne mënuñu ko jënd ñi koy jaay it seer na seeraay boo xam ne mënuñu ko jaay ndax tey ji boo jëndee lu yomb di ko jaay ndax jigéen ñi bu seeree duñ ko mën a jënd bu yombee mën nañ ko jënd te or jënd ko njariñ la ndax mën na la liggéeyal leneen. ci jigéen ñi nga xam ni ñoom ñooy jënd or yi ñoom nag ñu ngi wax ni dañ koy defee soit par tontine wala ñu jënd ko directement nag or nekk na mbir boo xam ne lu leen ñor la. damay jënd teew man mosuma leb or damay dajale sama xaalis ba mu àgg suma lu ma am sa xaalis dama koy yóbbu sama compte bancaire denc ko foofu moo tolloo ba xam ne am naa somme bii may ñëw su ma ñëwee jënd teew mosuma leb man damay jënd rek mosuma leb or. ginnaaw jaaykatu or bi mu ngi xam ne ni gramme or musul wàcc nag njëgam dafay yokk saa su nekk te loolu ñoom dañ koy yëg bu baax ci seen jaay. ça fait 30 ans maa ngi liggéey ci or mais mosuma gis benn yoon fu or wàññeekoo parce que man bi may commencé liggéey or booba gramme bi mi ngi doon jar ay 4000 francs la doon jar léegi mi ngi ci ay 34000 yooyu donc or boo gisee mu yokk mooy banque boo gis or moo ko représenté xaalis loolu moo war a yokk bi ak jamono ji nga xam ni réew yu bari neexul te xaalis bi mooy or mooy xaalis moo tax la plupart sa genre gi may waxal nii dama leen naan lu ngeen am def ko ci or. or nekk li nga xam ni bépp jigéen bëgg nañ ko am muy lu leen ñor loolu ginnaaw yokkuteem bi jigéen ñi di xamle ni ñoom pare nañ bu baax ngir am li nga xam ni mooy or bi ak njëg li nu mu munti toll. Aïssatou Diack Mbaye xanaa yow rek nga denc sa wurus yu nga yore bu baax ndax njëg bi dina mës a yokk ñu yegg si ci nataalu bés bi ni gaaw gu nekk niñ leen koy defalee tey nag Abdourahmane Ly dafa dem seeti jàpp jànk joo xam ne nag moom ay atam moo ngi toll ci ñaar fukki at ak ñaar waaye moom li tax mbiram xaw a nekk lu kéemtaane fii ci biir Sénégal la jàngee doon fi ab développeuse maanaam képp koo xam ne da nga soxla ay application wala yenn saa ay site internet ñooñu ci ñoom ngay jaar mu nekk liggéey goo xam ne yombul woon benn yoon ngir mu mën ci dugg même su fekkee ne sax lépp lu jëm ci mbirum formation fii ci réew mi la ko defee waaye moom nag ca tàmbali ga xalaatul woon benn yoon ne dina doon ab développeuse li mu doon gént maanaam bëggoon ko doon mooy ab médecin nan la def ba dellu ci développement boobee ñu ànd ceeg Abdourahmane Ly mu xamal ñu ko. dara jarul yàkkamti teel a jug rek moo am solo Ndeye Aminata Sow tey ji développeuse application la fii ci Sénégal te atam ngi tollu ci ñaar fukki at ak ñaar dong. 22 ans laa am mais def naa études yi waroon pour def ko chance mi ma am c'est que dama teel a dugg école kon 21 ans déjà pare woon naa sama licence kon tey jii maa ngi 22 ans maa ngi appliqué li ma jàngoon bon côté boobu méttiwul pas par rapport à la di nga am tuuti tiit mais après boo gëmee sa bopp nga am accompagnement bi war nga gëm études yi nga def xam ni boo demee doo am lu la jaaxal dañ ci sant yàlla rek dem ci après lu ci am di sante ko suñu borom. jàng ngir gën a defaruwaat wala defaraat loolee sax mooy rôlu développeur application ak sil mooy application bu muy gérer di ko améliorer si bu waree. déjà nom bi wolof la ak sil nu ñuy def mooy endroit yi nekk ci Dakar Saly Cap Skirring nañuy recenser moom nañuy boole dugal ko ci application pour tey jii ku bëgg a génn xamoo foo jëm nga mën a am repère te en plus dañ lay jox ay informations yu relatif ak endroit bi jox la ay photos pour nga mën a xam foo jëm mën nga contacter endroit bi directement mën nga leen envoyer mail te di nga am tamit itinéraire bi ci Google Maps. te daanaka bëgg-bëggam leneen la woon muy nekk médecin gannaaw bu amee diplôme bii di bac tey jii mi ngi ak licence en génie logiciel réseau et système. avant may am sama bac médecin laa bëggoon nekk mais après boo xam nga rek boo amee sa bac yaa xalaat bu ne day ñëw mën naa nekk nii après sama benn tonton moom ma proposé pour ma dugg informatique xaw ma ko woon nag balaa may dugg mais essayé naa gis naa lan mooy informatique et neex na ma trop. dara yombul ci àdduna gi
loole la Ndeye Aminata Sow mel ni ko bëgg a wax mu nekk ndaw mi ngi xamle ni balaa moo jot ci liggéey gi daw na ba sonn. balaa ma fi ñëw amoon naa ay fu bëri fu ma recherche emploi bi ak stage sax dafa compliqué dafa metti da ngay déposer nit ñi duñ la waat y a peu de demande te du ñëpp a am chance bi nit ñi am. Bill Gates joxe woon na benn conseil bu muy wax ni opportunité yi nekk suñu kanam faw ñu leen di saisir tey jii moom ile def na ko ci entreprise boo nga xamante ni environnement bi may na ay employé wam ñu nekk ci jàmm. am na esprit d'équipe kon ñi may liggéeyal awma benn problème ak ñoom macha allah déggoo nañ te liggéey gi mi ngi jàll nu mu waree te suñu patron tamit mi ngi ñuy encadré ni mu ñu wanee xam nga moom mag la ci ñun mag la mën na ne sax papa la ci ñun parce que moo ñu mag ñun ñëpp mi ngi ñuy encadré mi ngi ñuy wan ni que ñun ñoo bokk liggéey que liggéey bi moomu ko comme moom nañ ko war a defar te wane ñu ñoo ko bokk kon daf ñuy intégré ci liggéey bi te loolu gën a baax. gëm sa bopp loolee mooy message ndaw si ñi nga xamante ne ñooy jël gaal gi di mbëkk ji. moo ñu gën a concentré wu ci li ñuy wax entrepreneuriat mooy nga defaral sa bopp liggéeyal sa bopp ba am loo xam ne ñeneen ñi ñëw suñu ginnaaw dinañ ci mën a suturaal loolu daal mooy li gën parce que boo demee ci yeneen dëkk yi sax noonu la da ngay commencé fu ndaw ngay màgg ba am loo bëgg kon nañ gëm seen bopp gëm ni fii ñàkkul liggéey mais dañoo mënul exploiter rek li fi nekk. saisir ay opportunité ci moment bu baax bi gëm sa bopp ba noppi nangoo jàng ak fu at yi mën a toll loolee mooy message wu ki nga xamante ni mooy Ndeye Aminata Sow. Abdourahmane Ly jërëjëf ñu jox la dig daje yow nag ba gaaw bi di ñëwaat ci beneen nataal ñu wax ci xibaaru bitim réew ak fële ca Mali nag xam ne kii di Amadou Toumane Touré maanaam général ba fa nekkoon njiital réew ma moom nag ginnaaw bu mu génnee àdduna kooram andi nañ ko ci bésub gaaw gi tey ci fajar gi ca jamono jooju nag njiital réewu transition bi ti Ba Ndaw moom moo ngi fii ci Sénégal tey ci suba si la yegg si fii ci Ndakaaru président Macky Sall sax moo ko dalal moom mi nag dafa tàmbali ab tournée fii ci réew yu nekk ci Afrique de l'Ouest tey ak ëllëg nag fii ci Sénégal lay nekk balaa moo dem yeggale mbir yi ci yeneen dëkk yi nekk ci Afrique de l'Ouest. ñu wax ci tàggat yaram Sénégal war a tasante ak ñiiti waa Guinée-Bissau match retour ci éliminatoire CAN 2022 bi war a am si digg fële ca Cameroun mu nekk ab jongante boo xam ne nag ñi fay ne ñoom jàpp nañ na neeruta yomb benn yoon ndax jurtu si ñoom ñoo ngi ñuy waajal bu baax surtout nag si ginnaaw ba ñu footballé fii ci Stade Lat Dior Sénégal da leen daanoon 2 ci dara waaye luy Sayer Seck mi nekk vice président bu mbir mi ti xamle moo di ne objectif bi fi mu toll nii mooy am ndan te yegg ci qualification Coupe d'Afrique googee ñu teewlee kàddoom ci micro Assane Ba. match bu metti la nar a doon surtout bu fekkee ne boo xamee ne daje woon nañu à Thiès yàggul dara àllarba bi passé loolu ay match yu metti la xam nañ ne aussi football fii Guinée-Bissau toujours match bu metti lay doon surtout que Guinée-Bissau li muy perte li muy ñàkk ay match ci terrain barewul waaye nag ñun qualification la ñuy wut si moom la ñu bëgg a assurer ci ni mu gën a teelee donc Sénégal ñëpp xam nañ ko léegi ci Afrique ci fi mu taxaw donc foofu fi ñu taxaw foofu la ñuy jéem a taxawaat pour jéem a gagner match bi pour pouvoir am suñu qualification ci jàmm. Non Guinée-Bissau bu ñàkkee match bi toogagul parce que dina ko dese ñaari match mais de toute façon match Sénégal ak Guinée-Bissau yëpp derby la te derby moom même bu dee match amical. derby moom amul du sax am match amical parce que derby lay doon match yu tar lay doon match yu metti lay doon loolu xam nañ ko boole ci Guinée-Bissau soxla nañu ay points pour mën a continuer seen yoon ci Coupe d'Afrique seen qualification ci Coupe d'Afrique ñoom xam nañu ko ñun xam nañu ko mais bon compétition nag compétition la bon loolu yëpp ñun xam nañ ko mais du ñàkk ñu taxawaayu équipe bu Sénégal pour jéem a effectivement qualifier
à partir du match de demain. waaw léegi xale yi moom macha allah tubarkalla bobo yi ñu amoon ci match Dakar bi ak Cheikhou et cetera yooyu yëpp macha allah saafara nañ ko donc xale yëpp a ngi à la disposition du coach. match Sénégal Guinée-Bissau goo xam ne nag di ngeen ko mën a am ëllëg ci dibeer bi taskatu xibaaru Sénégal yi nag ñoom ñoo ngi ca yoon ba ginnaaw affaire accréditation yooyu ñu doon wax ñoom mujj nañu am seen accréditation ba ñoo nga ca yoonu ba Guinée-Bissau googu ñu yegsi ci ponk gu mujj ci xibaar gi muy article de la semaine tey ji nag El Hadji Malick Cissé dem seeti ji Mohamed Ba mi rédacteur en chef bu quotidien réew mi ñoom nag lu ñu def mooy ubbi ab xët gu rëy ci seen xibaar yi jëm ñu xamale ak kiiti Antoine Félix Diome moom mi xam ne léegi nag mooy policier bu njëkk ci réew mi ginnaaw ba mu wuutoo kiiti Aly Ngouille Ndiaye Antoine Félix Diome nekkoon ab magistrat moom tamit ndax lu jëm ci procès Karim Wade ak Khalifa Sall am na rôle gu rëy gum ci joué ñu teewlu ay article de la semaine ànd ceeg El Hadji Malick Cissé. nataalam la Rewmi Quotidien ni dàng ci xëtam bu njëkk du kenn ku dul Antoine Félix Diome benn fan ci weeru novembre la ko njiiti réew mi fal mu nekk ministre de l'intérieur. boo gisee ñu def benn portrait ci Antoine Diome c'est parce que dañoo gis ne dafa nekk nit ku fës trop ci procès wu Khalifa Sall ak Karim Wade Macky jël ko nommé ko ministre de l'intérieur. léegi ñu def suñuy investigation laaj ñi nga xam ñu ngi liggéey ci milieu judiciaire avocat ak magistrat pour ñu wax ñu ci kan mooy Antoine Diome mais boo xoolee ñëpp daal benn kàddu lañ am bon nit ku xam liggéey mën liggéeyam la nit ku xam droit la nit ku xam procédure pénale la nit ku yiw la tamit nit ku correct la aussi ñëpp dañ naan nit ku éloquent la par le verbe nit ku élégant la aussi par le port dafa mën a solo il est très correct ñëpp la jox cër. mais lenn rek mooy catam mooy dafa nit koo xam ne dafa zélé bu màttee du bàyyi gars yi dañ naan sax bu doon dem ku mu jàpp doo rëcc tellement que dafa nekk à cheval sur ses principes bu màttee du bàyyi te nit koo xam dafa maîtriser droit moom da ko maîtriser moo tax avocat yi ku ko ci team avocat de la défense yi da ngay am problème parce que pour daan ko yombul. juge bu discret teg si boolewul dara ak wax gu bari mu am ñeent fukki at ak juróom benn ki fi nekk ministre de l'intérieur marqué na jaar-jaaram ci juridiction yi. dafa discret ba pare efficace ba pare nekk nit koo xam ne dafa effacé doo ko dégg ci yenn coow yi non moom dafa effacé wu il est un peu en retrait peut-être boo demee tribunal di ko gis mais dafa nekk ñoo xam ne ñëpp a ko jox cër tribunal ñëpp a ko nawloo peut-être amoon na fi benn tache noire tuuti ci carrière mooy bi ko Macky jëlee nommé ko procureur adjoint CREI. bon ñu bëri dañ ñëw mérité wul poste boobu parce que amuloon grade mais taxul bon état bi dafa def force ñu nommé ko boo xoolee ay Guédiawaye cour d'assises yu bëri bon il a marqué son fépp fu mu jaar daal day bàyyi ay traces bon peut-être mosul nekk nag chef de parquet quoi mais avocat wala magistrat boo ci laaj naa la moom fépp fu mu jaar moom gongo nickel tout s'est bien passé. Antoine Diome am na tamit ay temps fort turam suñ ko waxee rek xel yu bari dem ci dossier judiciaire bu ci mel ni affaire Khalifa Sall ak Karim Wade ki fi nekkoon agent judiciaire de l'État taxaw ci kanam baar bi di teggi lépp lu Khalifa Sall waxoon ci boobule procès. en tant que agent judiciaire de l'État ci procès Khalifa daf ci investir corps et âme boo xoolee sax li mu recruté ci avocat moom mënoon a bañ a dem ci procès bi mais dafa ne moom day dem ci procès bi moom ci boppam dafa plaider parce que affaire du ko teniroon à cœur tey plaidoiram tax na ne Karim bañ condamné Karim Wade ak Khalifa Sall loo ci gis bu ñu technique bi ñoom ñaar ñëpp kenn mënu ci présenté wu élection présidentielle yi passé moo tax ñu ne nomination bi au poste de ministre de l'Intérieur récompense la rek Macky nampaay bu ko Macky jox la te dafa nekk ci ko xam ne dafa jege trop coupe présidentielle bi dañ koy laam-laamee aussi. Antoine Félix Diome naam sax neex na pouvoir bi waaye opposition bi moom lu ñu bëgg rek mooy ñu tekki nombre tànkam nu mu gën a gaawee. c'est très normal parce que c'est très normal pourquoi parce que tout simplement boo xoolee Khalifa Sall ak Karim Wade
moom dafa contribuer à 99% wala à 100% que ñu bañ a présenté wu ci élection présidentielle. C'est tout à fait normal que Karim Sy ak Khalifa Sy di ko contester parce que ñoom ñu ngi jàpp ne peut-être ba léegi Macky bu ko fa tegee c'est pour jéem a bloquer Khalifa Sall jéem a bloquer Karim Wade pour présidentielle yi di ñëw présidentielle 2024 moo tax mënuñ ko accepter mais comme dafa yor ministère de l'Intérieur ministère boo xam ne da ngay organiser élection te ku jéggi ay opposants ñoo fa nekk il faut nga dewal compromis. Il faut parfois ngay lâcher du lest tamit quoi di bàyyi muy sedd mais bu fekkee da nga bëgg yow sax ni nga meloon en tant que parti nga bëgg ko transposer ci sa poste de ministre de l'Intérieur day xaw a compliqué trop. ngir mu réussir mission am ministre de l'Intérieur Antoine Félix Diome lu ko war rek mooy mu uuf ñëpp. El Hadj Malick Cissé sant ak ngërëm ñeel na la yéen tamit mbokku téléspectateurs yi àndoon ak ñun ci xibaaru marax gi ñu ngi leen di sant di leen gërëm 19h45 di ngeen ànd ak Ousmane Monique Sagna man nag 0h ma ñëw àndaat ak yéen ci xibaaru ci jukkib xibaar yi laata loolu nag wéy leen di seet lépp loo xam ne soxla ngeen ko ci xibaar ci www.emedia.sn jërë ngeen jëf.